ku siiw yéena ku siiwal dëgg la ku yàqu yéena ku yàq dëgg la. toujours ci li gën a marqué feewu 2021 muy coowal ñaari député yi nga xamante ne muy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ginnaaw bi ñu leen tuddee ci coowal faux passeport diplomatique ñu doon ñaari député yoo xamante ni ci pencum ndaw réew mi la ñu nekkoon ginnaaw loolu nag kenn tuumaalul leen woon ku dul kii di Alaaji Jaaji Condé ginnaaw bi ko yoon tegee woon loxo mu cité ci turu ñaari député yooyu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ginnaaw loolu nag boobu ba tey coow li bare woon na trop ginnaaw loolu assemblée nationale si la yëkkati woon seen immunité parlementaire maanaam muy seen mbaraanu kiiraana bi mu ko yëkkatee nag juge bi convoqué woon na leen muy kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye jàppale ni que nag comme Simon ak kii di Kilifeu Landing Bisane Seck ci wàllu faux passeport lañ leen jàppee woon ba waa Y'en a marre doon def ay marche yu bëri maanaam di xamal ni que justice bi dafa jeng kii di Kilifeu am na liberté provisoire kii di Simon am na liberté provisoire mais jàppale ni kii di député bi di Mamadou Sall te placé nañ ko sous mandat de dépôt ak Danso muy beneen complice boo xamante ni député la woon foofu ci assemblée nationale ak Boubacar Biaye ñoom ginnaaw bu juge bi saytoo seen dossier ñu ngi foofu teg nañ leen sous mandat de dépôt ñoo ngi foofu caabi féyte leen ginnaaw foofu ci Rebeuss kon yaakaar naa ni comme nañ leen ko waxee woon rek justice bi mi ngi fii la justice est là pour tout le monde nul n'est au-dessus de la loi waxoon naa leen ko fi nee naa leen ñun nekkuluñu fi Massamba nekkuluñu fi Mademba on est là pour les 17 millions de Sénégalais on est là pour que justice soit faite pour tout le monde kon nañu jàpp ni que rek mooy ni ma leen ko waxee woon yëkkati woon nañu seen immunité parlementaire ça ne veut pas ça ne voulait pas dire que juge du leen convoqué ndaxte nee nañu yëkkati sa immunité parlementaire amul benn loi bu nekk suñ ko yëkkatee rek ci daar dañ la war a convoqué wala da nga war a toog ci diir bii ñu war la convoqué mais juge bi mooy xool ci dossier yu mu yor kañ leen war a convoqué mais ginnaaw loolu bañ leen convoqué jàppale ni que kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak Danso ñoom ñëpp teg nañ leen sous mandat de dépôt ginnaaw seen tur bu mu feeñe woon ci ay coowal faux passeport diplomatique ginnaaw bu ñu doon utiliser seen passeport diplomatique ñoom di ko photocopier di def ay faux certificat de mariage ak ay faux extrait de naissance di jël ay jigéen yoo xamante ni dañ leen def seen soxna ba noppi jël seen dossier yooyu bind ambassade moo xam ambassade de France la ambassade Portugal wala Espagne pour demander leen visa ne kii sama soxna la dañu war a ànd ak moom mission wala dama war a ànd ak moom vacances jàppale ni ko ñooñu biir bi daanoo ñoom ñett ñëpp yoon teg na leen sous mandat de dépôt muy affaire des faux passeports diplomatiques avec les députés di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñoom ñëpp teg nañ leen sous mandat de dépôt. ku siiw yéena ku siiwal dëgg la ku yàqu yéena ku yàq dëgg la. ginnaaw waa Y'en a marre marche bi ñu doon protesté maanaam dañ doon xeex ni que justice bi dafa jeng maanaam dafa am ñoo xamante ni dañ leen di laal am ñoo xamante ni kenn du leen laal si lañ doon xeex pour kii di Kilifeu am liberté provisoire ginnaaw loolu Kilifeu am na liberté provisoire tey gis nañu député yooyu ñu doon wax dañu fare nguur gi kenn du leen téye ñooñu tey ñu ngi sous mandat de dépôt ñu ngi laaj nag waa Y'en a marre su dee askan bi moo leen tax a jóg est-ce que duñu génnaat def benn point marche boo xamante ni dañuy xamal ni que justice bi mi ngi tëddee ndey ji seex justice bi njaaxaanaay la tëddee ñëpp la fi nekkal je crois que tey yaakaar naa ni la justice sénégalaise est là pour tout le monde nee naa leen nul n'est au-dessus de la loi souvent damay naan waa Y'en a marre suñuy xeex c'est à intérêt personnel la ñuy xeex maanaam loo xamante ni ci ñoom la bokk tey soo xeexee ni justice bi dafa jéng nga ne ñii Y'en a marre la ñu bokk tey yoon bi mu defee liggéeyam xool ni que war nañu am liberté provisoire jox na leen liberté provisoire tey député yi bi yoon xoolee ni que war nañ leen teg sous mandat de dépôt teg nañ leen sous mandat de dépôt comme yéen a woote woon ni askan bi que justice bi dafa jéng tey teg ngeen bët seen bët ci li je crois que su dee askan bi moo leen ñor su dee Sénégal moo leen ñor su dee nekku leen ay parti politique su dee tey un mouvement citoyen ngeen tey rax ci dolli ki may gën a jam baaraamu tuuma mooy caat parce que Y'en a marre su ma ko waxee nee naa leen am na ñoo xamante ne tey ñu ngi biir Y'en a marre tey ku mel ni Fadel Barro ku mel ni Abdou Sané ak ñeneen ñoo xamante ni ay nit yu posé lañu ay nit yoo xamante ni li ñuy défendre xam nañ ko mais ku ci mel ni caat souvent day jóg di critiquer di daal tey position politicien la gën a yor tey que position tey mouvement citoyen tey yaakaar naa ni war na déposer ji waat demande de marche génn marche nu mu ko defee woon foofu ca place de la nation xamal ni que carrément que justice bi tey def na liggéeyam justice bi ñi ngay saluer justice bi ndaxte su dee da ngay ŋàññe di ŋàññe toujours nit ki su dee lu baax aussi da nga war a taxaw saluer courage boobu ndaxte mooy li may wax saa su ne rek ñun on est là pour les 17 millions de Sénégalais ñi ngi fii uniquement pour défendre l'intérêt des Sénégalais nekk ñu fi pour Massamba nekk ñu fi Mademba parce que on n'est pas des partis politiques on n'est pas des politiciens ndaxte politiciens nee naa ñoom ñëpp a yem A ba Z ku ci nekk sa intérêt moo la ñor donc mu doonoon rétro boo xamante ni indil nañ leen ko ci seen journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou toujours sur le canal 33 Leral TV le canal 28 en Gambie
Eutelsat 16A, TV Orange Canal 8, ou si vous êtes sur les réseaux câblés ou l'application Leral TV, nee naa leen toujours ci journal People la lii nag ay scandale financier la su ñu nee scandale financier gis ngeen ay weer yi ñu génn lu toll ci fukki milliards ak ñaar sàcc nañ ko ci lu toll ci juróom-benni direction maanaam juróom-benni service fii ci Sénégal sàcc nañ fa lu toll ci fukki millions ak ñaar muy scandale foncier bu mag a mag boo xamante ni ràññee nañ ko ci Sénégal ndaxte jamono ji comprendre dootuñu Sénégal dafa mel ni scandale foncier bi daf fi bare trop maanaam tey scandale yoo xamante ni financier la ay sàcc lañ fi gis ay luubal ay njuuj njaaj suñu ràññee scandale foncier de plus de 12 milliards de francs détournés dans 6 directions nationales tey ba tey jii mën nañu ne décidément le détournement des deniers publics est devenu en effet un mode ces derniers temps, d'où des révélations sur le scandale financier ont été relevées dans beaucoup de structures nationales en effet. suñu sukkandiku diggante Trésor Poste Lonase IPRES ak SICAP lu toll ci 12 milliards 200 millions maanaam luubal nañ ko fa sàcc nañ ko fa jëlee nañ ko fa daal ci xaalis boo xamante ni dañ ko détournement boo xamante ni alalu askan bi la loo xamante ni ñëpp a ko bokk tey ci juróom-benni société yooyu ma leen limal muy Poste di IPRES di Lonase di SICAP ak Trésor jël nañ fa ci lu toll 12 milliards de francs yoo xamante ni détourné nañ ko foofu ca Poste ba muy scandale financier bu mag a mag boo xamante ni gis nañ ko foofu. ca biir poste boobu tey jii suñu sukkandikoo toujours ci suñuy rappel lu toll ci 4 milliards 600 détourné nañ ko foofu ca trésor public lu toll ci 1 milliard 700 sàcc nañ ko foofu ca poste finance lu toll ci 1 milliard 400 détourné nañ ko foofu ca Lonase par ailleurs suñu xoolee aussi lu toll ci 4 milliards 200 détourné nañ ko foofu ca SICAP ci wàllu benn terrain boo xamante ni dañ ko doon jënd muy grande poste de Dakar muy ancien receveur boobu nga xamante ni kii di Amadou Dia sàccoon na fa lu toll ci 100 millions depuis boobu ba tey s'il est évaporé dans la nature boobu ba tey kenn gisu ko depuis lors ñu ngi koy recherché kenn gisu ko il est devenu introuvable suñu sukkandikoo aussi foofu ca IPRES suñu xaymaa lu toll ci 207 millions de francs CFA de sàcc nañ ko fa maanaam ci fukki weer yoo xamante ni muy affaire u ticket restaurant yoo xamante ni jëlee nañ ko fa en tout cas nañu jàpp ni que daal détournement jamono ji dafa doon benn phénomène de mode jamono ji ñu toll ci Sénégal ci société yoo xamante ni ay doomu Sénégal dañ fa nekk ñu bëree nekk fii Sénégal ëppul leen xam-xam yàlla tànn leen ngeen toog foofu ngeen war a gérer alalu askan bi mais nekkeewu leen fa lu dul di def ay scandale financier du dara lu dul sàcc ak njuuj jaaj boo xamante ni yéen a ngi koy def te mu toll ci xaalis koppar boo xamante ni ay milliards yi milliards la mu xool mooy li ñu ràññee daal muy scandale financier boo xamante ni daal toll na ci 12 milliards de francs boo xamante ni remarqué nañ ko jamono ji ci lu toll ci juróom-benni société lañ ko gis fii ci Sénégal maanaam diggante Poste Lonase IPRES ak SICAP ak Trésor public daal jël nañ fa lu toll ci fukki milliards ak ñaar kii di Abdoul Aziz Diop nekk foofu ca Trésor moom nag da doon jël xaalis bi di engraissé benn marabu benn sëriñ bu mag la doon engraissé pour kooku défendre ko pour kooku jëlal ko moom la paar pour kooku yëkkati dara jaam pour kooku gën ko protéger maanaam dama xamul naka ngay sàccee alalu askan bi naka ngay sàccee lu ñëpp moom naka ngay sàccee loo xamante ni tey askan bi ñoom ñoo fa def seen ñàkk yow nga yëkkati ko jëfandikoo ko pare di ko engraissé benn marabu sëriñ boobu nga ko doon engraissé bi moom it wax dëgg yàlla su dee yàlla rek moo ko tax a jóg te jëmlee la si diine moo ko tax a jóg yaakaar naa ni warul nangu nit ki tey di sàcc ay milliards ba pare ñëw di ko engraissé maanaam di ko jox pour kooku défendre ko pour kooku yëkkati dara jaam pour kooku fu ñu tuddee ko ñu foog ni nit ku baax la yaakaar naa ni soo bëggee doon lu baax da nga koy liggéey ci say jëf ak ci say kàddu mais doo dem sàcc ji alalu askan bi ba noppi ba pare di ko engraissé ay kilifa diine genre kilifa diine yooyu tamit mën nañ leen tuddee kilifa diine mais man du ma leen tuddee kilifa diine ndaxte kilifa diine mooy koo xamante ni daf la yóbbu ci yoonu yàlla te yàlla dafa am lu mu wax ci téele alxuraan lépp loo moomul ba ko fa lépp alalu mbooloo bu ko jël nga jël alalu mbooloo boo xamante ni askan a ko bokk ñu dénk la ba pare nga jël ko jëfandikoo ko sàcc ko ba noppi di engraissé kon daal muy scandale financier boo xamante ni ràññee nañ ko jamono ji ci Sénégal muy lu toll ci fukki milliards ak ñaar yoo xamante ni gis nañu tey ci juróom-benni sociétés yi lu ko jëlee ci poste sàcc bi ñu fa sàcc lu toll ci 4 milliards 600 jëm ca Lonase 1 milliard 400 jëm ca trésor public 1 milliard 700 jëm ca SICAP lu toll ci 4 milliards 200 yoo xamante ne ci wàllum jënd benn terre la ci 207 millions yoo xamante ne sàcc nañ ko ci IPRES jëm ci wàllu ticket de restauration ak 100 millions yoo xamante ni sàcc nañ ko foofu ca poste ki ko sàcc du kenn ku dul Amady Dia ba pare volatiliser foofu ci nature en tout cas jamono ji ñu toll fii ci Sénégal gis nañ fi scandale financier yi bari na trop le président de la République Macky Sall nag dañ ko dénk réew mi pour une bonne gouvernance pour une gouvernance transparente pour gouvernance boo xamante ni dafa sobre et vertueux moom moo ko woote woon ndaxte jamonoy Ablaye Wade dañ doon nag traque des biens mal acquis képp koo xamante ni jël nga loo xamante ni dafa taqee ci alalu nguur gi yoon da lay teg loxo si la ñu créé woon créé donc suñu demee ba ci nguuram ñi gis ay société nationale yoo xamante
ni ñi ngi ko fa dénk ay nit ñi fay sàcc lu toll ñii ci milliards te moom mi ngi ci bopp pouvoir bi je crois que il est temps que le président de la République autosaisir wu procureur OFNAC ñu autosaisir OFNAC pour transparence am ci loolu képp koo xamante ni jël nga loo xamante ni ci alalu askan bi la yoon teg la loxo nañ ko defee woon Karim Wade bañ tëj ko foofu ci Rebeuss nañ ko defee woon kii di Khalifa Sall ci caisse d'avance yi je crois que tey ñii nekk poste sàcc xaalis ba ñii nekk trésor sàcc xaalis ba LONASE moom sax ñi ko jël direction bi jël nañu seen ay matukaay maanaam caissière bi yoon teg na leen loxo ba noppi nag la ca des maanaam mooy tey ñu xoolaat ni que foofu ñi doon sàccee xaalis bi ñu xool tur yooyu naka lañ koy fattee la jëm ci wàllu poste aussi enquête baa ngi poursuivre mais bëgg nañu enquête bi gën a poursuivre ba ñu ràññee ñëpp ñi nga xamante ni lekk nañ ci yoon teg leen loxo jëm ci wàllu SICAP aussi lu toll ci 4 milliards 200 yoo xamante ni ci wàllum jëndum benn terrain la bëgg nañu lépp leer ndaxte gouvernance sobre et vertueuse le président de la République Macky Sall woote tey gouvernance am tey su ñu demee ba gis ci ay wàllu détournement financier di ci am ay njuuj njaaj lu toll ci 12 milliards tey ñu koy sàcc ci juróom benn société nationale je crois que il est temps que le président de la République Macky Sall ñi ngi lay alerter di la lancer un appel pour ngay xoolaat bu baax direction yooyu ñi ngi ko dénk ndax ñi ngi gérer wala gérer wu ñu ndax su ñu demee ba sàcc ay milliards yooyu di ci feeñ je crois que il est temps que le président de la République jóg am taxaw seetlu jël ay matuwaay jël ay décisions ci wàllu scandale boobu nga xamante ni mooy 12 milliards yoo xamante ni détourné nañ ko ci juróom benni société nationale yooyu